le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, hein, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. yaa ngeen jëf ci ànd beek ñun ci DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ca gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci xeexoo yu métti yu am diggante étudiants yi nekk université bu Bambey lu ni mel tax na jaaxle am gaañu yu bari am waaye étudiants yi duut nañ baaram recteur nañu ko lu jig njàkk moom mooy njàkk daañu si ñëw ci biir xabaar nu mu gën a yaatoo dana ca bokk lu jëm ci candidat yi ndax ñoom ku ci ne la nga am ci programme yaa ngi bàyyi xel bu baax njàng mu kawe mi étudiants yi fag leet ni jot na bépp candidat jox leen sa programme ñu xam ban cër nga jox njàng mi ban xam jàngat buñ ci war a am fekk na itam ministre conseillère bi Aïssatou Cissé moom jàpp ni jot na nguur def kem kattan ba keroog bisu vote yi ñi ameek laago wocc du am benn gàllankoor dañ ñëw ci biir xabaar itam doo ci bokk sëy yi tas ci biir Sénégal sakkan gi mu sakkan tax na ëngëm loo am ci xool pexe ba xam nusma def ba sëy yi ñu mën koo mën a sàmm la Sénégal dañoo seetlu ni tas gi ëpp na dañ ci ñëw buñ ci boppeem buñ ci noppee boole ci journal de la campagne soxna Habib Sow moo koy faram-fàcce soxna si lan mu gën a fës ci wàllu guddi mel la ca gën a fës bokk na ci ñeenti nit yu am ay gaañu mooy nag bilan bu nga xamante ni moo tukkee ca jàmmarloo ba am niki démb foofee ca Aérelao nekk ca département bu Podor te ay jegeñaale yu Macky Sall doon rek xeex ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko waaye tamit ndargee ci teertu na doomam Dické Niang ba tax na sax def na fa ay dige yu am solo ki nga xamante ne mooy candidat bi di candidat Idy 2019 moom tamit teertu nañ ko foofee ca Daaru Musti waaye tamit ki nga xamante ne moo jiite coalition Benno Bokk Yaakaar nee na nag am na ba noppi te ci wërngal bu njëkk bi lay jël raw gàddu gi ki nga xamante ne moo di Issa Sall te foofu sax la ñuy nar a jeexalee moom ma nga woon ca dëkku Khalifa Ababacar Sall foofee ca Ganket Nget sëñ Modou Niang lii rek mooy di gën a fës ci bopp xibaaru campagne daañu ci ñëw incha allah daal di koy toj ci ñaaru xaaju xabaar nis ki ñu sonk faram fàcce gi
tàmbali xabaar yi jëm ci lu soxal université bu Bambey amoon ay nux jàppante diggante étudiants yi ak étudiants yi nga xam ñoo nekk ci institut supérieur de formation agricole et rurale ñoom dañoo gis ni daal daanaka coow li recteur moo leen boole leen gën a metti mooy alkaati dugg nañu fa ngir àtte am sax ñun teg loxo étudiants yi gis ni lu ñaaw la alkaati delluwaat duggati ci université boobule nekkutu leen yoon may te itam duut nañ baaraam ni recteur kat moo defut li mu war a def kon lu jig njàkk moom mooy njàkk seen kaddu kenn moo ko yor ñu ko duppee Makodou Ndiaye la mu dégg suñu reportage. étudiant histoire yi la woon que étudiant UADB yi dañu amoon benn influence bu ndaw entre nous suñu waa UADB ñoo demoon pour resto ba pour lekk foofu waaw léegi bi ñu demee pour lekk foofu ci la waa histoire daal leen di tëj ci biir resto ba seen resto bi ñu leen tëjee seen resto bi daal leen tëj foofu noonu daal di woote daal di leen di jàpp foofu dóor leen bi ñu leen dóoree gars yi daal di génn daal di ñëw campus ci la ñu commencé jàmmaarloo ñu nag étudiant histoire yi ñu jàmmaarloo ba ay presque 13h30 voilà ñu jàmmaarloo ba 13h30 ci la police ñëwaat encore mais police bi mu ñëwee laa moom police bi mu ñëwaatee moom ci ñun la jógal directement le étudiant UADB yi daal di jàmmaarloo ñun nag léegi nekkatul waa ñun ak waa histoire ñun ak waa police la woon ba ci démb ci ngoon presque 17h ñu ngi ci ñun ak ñoom ñu ngi ci léegi nag dañoo dem ba ñëw dàq ñu suñu campus daal di jël campus bi daal di dajji chambre yi dugg ci chambre yi léegi nag man am na samay élément parce que man je suis le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Diourbel à l'université voilà man sama élément am na ñoo xamante ne dañ leen a fekk ci biir chambre bi diñ dajjee chambre yi ba fekk leen ci biir ñoom dañoo tëb étage am na koo xam ne dafa daanu loxo bi damm léegi am na ci samay éléments yoo xamante ne aussi jàpp nañ leen ba nii ñi ngi police nii yooyu lay kàddu soxna Roqee Ngom moo ko tàttan xibaar yi wéy ci beneen mbir jàpp leen lu jëm ci étudiants yi nekk fac lettre ñoom dañoo gis ni jot na programme candidat yi ñu becc ko faram-fàcce ko ci bu leer ba ñu xam candidat bu ci ne ban pàcc la njàng mu kawe mi am ci sa programme ak ban nga ko ci jox moo tax ñu sàkku ci candidat yi ñu jox leen seen programme ñu mën koo jàngat mën koo faram-fàcce itam bu ko defee ñu mën koo xam ku ci ne gëdd gun lay jox Moustapha Ba moo jiite amicale bi ëmb étudiants yi nekk fac lettre am na lu mu cee dénk su reportage. doomu sénégalais yu bëri tey ñu gën a distingué Sénégal tey fii lañ jóge ñu gis ni aussi Sénégal toll na foo xam ne tey si démocratie toll na sa forme tey si également ci avancement war nañu ñun en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur su élection amee ñu am nañ sañ-sañ wax ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg pour dagan baatu askan gi ñu wax ñu ñoom ban xalaat la ñu am si ñun suñu secteur mooy enseignement supérieur. dans quelques jours élection bi day jot 24 bii di ñëw la mais man sama xalaat su jotoon sax su desoon sax 2 heures de temps ak enseignement supérieur nu mu amee solo ci réew nu mu amee njëriñ ci réew ak jeunesse réew également nu ñu taxawee tey pour mbir mi dem ci kanam su amoon sax ab benn waxtu bu des benn waxtu jeudi bu des suñ leen woowee ci lii war nañoo bàyyi lépp ñëw parce que lii moo gën a am solo tey ci lépp luy mun ta wax donc pour man weesut gaaw na sax parce que am nañ 4 jours xaw ma 3 jours yoo xam ne lépp xëj na si donc dañ leen di woo ñu wax ñu ñoom lan lañ ci xalaat. bu fekkente ni étudiants yi dañoo bëgg candidats yi jox leen gëdd jëm ci seen programme ci njàng mu kawe mi ñeneen tam ne ñu faaw état bàyyi leen xel te mooy ñi seen borom dogal mu amuk laago ci boo ko xaymaa ci askan Sénégal jege na 15 jàpp 20% muy ñu amee laago ci biir réew mi élection nag bu amee duñ leen bàyyi xel ci façon yi wot gi musuma def ba ñuy amuk laago mën a wote ministre conseillère bi Aïssatou Cissé jàpp ni jot na ki ñu dénk mbirum élection muy Aly Ngouille Ndiaye bàyyi ko xel da cee woote woon ndaje mu yaatu ndaje moo xam te ne bi Lansana Diandi fekkee woon na ko reportage. kuréel yi di sàmm intérêt kuréel yi boole woy laago yi Aïssatou Diallo nag ci jamono ji lenn rek moo ko ñor kaaraange ñu am laago ci bés élection bi moo tax nag muy woote dal. li ñuy ñaan kay mooy ñi képp kuy woote fitna nañ la bañ a faale parce que kenn amul droit làq sa famille ba pare di woo doomu ñeneen ñi surtout woy laago yi nga xam ne ñu ngi si biti ñu bari si biti la ñu amee lu ñu mën a jàppale seen njaboot yi dara ñaanuma ko yàlla dara bu amee ñoom kan moo leen di jàppale kan moo leen di xalaat ku nekk sa bopp ngeen di xalaat. ngir yombalal wote way laago yi moom mi nekk conseiller à la présidence de la république dafay daal di rek ñaax ministre bi yore kaaraange biir réew mi ngir mu jël ay matuwaay Aïssatou Cissé jàpp na ni Aly Ngouille Ndiaye dina ci andi lu ñu bëgg.
ministre Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur démb rek mu ngi doon wax ci aspect boobu rubrique boobu ci seen voté naka la ñuy demee ba voté yooyu yëpp mooy dafa nekk ay programme yoo xam ne dañ ko mettre en place pour jàppale waay laago bu nekk fu mu mën na nekk mu mën a voté accomplir devoir citoyen sans problème. lu jëm ci engagement yi candidat yi jël ci kanam kuréel yi di défendre intérêt woy laago yi moom ministre conseiller jàpp na ni am na ay candidats yoo xamante daal dañuy jël engagement te duñ ko respecté. ku nekk koo woo rek day signé koo woo moom ku bëgg a falu day signé ak lu mu mënti doon mais bu ñu signé ba pare bu ñu faloo ba pare dañ lay fàtte da ngay daw seen ginnaaw. moom mu bokk ci nguuru Macky Sall Aïssatou Cissé dafa fas yéene taxaw tem ngir jàppale woy laago yi ci seen inclusion ak autonomisation. jaajëf Lansana Diandi xibaar yi wéy ba tey ak mbirum élection présidentielle yi ministre Aly Ngouille Ndiaye ñi koy tuumal bari na jàpp ni moom mii li mu far ci APR tax na mu def ay pexe jombul ba élection yi présidentielle mën ko gañam lu ni mel moo tax a jóg waa mouvement xalaas ñoom dañoo jàpp ni njort nañ ak luubal ñu ngi koy waaj ñoom waa nguur gi tax ñoom nag ñu taxaw na temm bëgg a def kem kàttan lu mu leen jaxal danañ ko def ngir war a mën a aar vote bi ba lépp tegu ci yoon ñoom itam dañ cee woote ndaje mu yaatu ànd ci ak ay kàngam ci àll gi bokkoon ña ko teewoon soxna Aïda Mbène Niass reportage. mouvement démocratique bi ñu dippee xalaas dafa rek daal di taxaw temm ngir fexe ba wote yi du mën a am benn lëj-lëj loole waral militant yi féete ak candidat yi féete ci l'opposition bi lee jàpp ni nag dafa war seeni njiit daal di boole seeni doole ngir fexe ba candidat Macky Sall du amal benn njuuj njaaj ci élection yi ñu jëm. kuréel boo xamante ne dafay tënk C4 bi nga xam ne ñoom 4 candidats yi ñoo ko bokk ànd ci ak coalition yi nga xam ni moo porté seen candidature ñuy wax ne gëm nañu ne président Macky Sall amul fu mu mën a jaar pour gagner élection yi ci premier tour kon gëm nañu ne dañoo war a delloo kàddu gi askan bi bañ a seetaan président Macky Sall muy def li ñuy woowee coup d'état électoral. ñoom ñi bokkee ci mouvement xalaas ñi ngi sàkku ci Idrissa Seck mu fexe rek ba lëkkaloo ak maître Abdoulaye Wade ndax góor gile bokk na ci ñi mën a fexe ba njuuj njaaj du am ci boobu le scrutin. ñu ngi ñaan itam président Idrissa Seck mu bañ a yónni kenn mu jógal boppam jël ay tànkam dem seeti président Abdoulaye Wade ndaxte papaam la ndaxte kilifaam la ndaxte itam président Abdoulaye Wade mënta ñàkk ci xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex tey. président Abdoulaye Wade taxawaayam ci démocratie ak li mu liggéey ci démocratie mënta ñàkk ci li nga xamante ne moom mooy combat bi contre Macky Sall parce que nag xel xalaatul président Abdoulaye Wade di jóg di fekk Idrissa Seck moom moo war a jóg ñëw fekk si président Abdoulaye Wade mais ñun gëm nañu ni président Abdoulaye Wade dina bokk ci élection yi. mouvement démocratique bi di xalaas nag mi ngi woo candidat yi lee ñu bàyyi xel bu baax kàdduy maître Abdoulaye Wade ginnaaw ba mu xam ne ni rek ne Macky Sall lépp lu mu mën mi ngi koy def ngir amal càcc ci élection yu ñu dëkkmal loole waral sax Maïmouna Bousso di rek sàkku ci yooyu les candidats ñu fexe taxawal ab comité boo xamante ni day tax rek ñu mën a aar bu baax ak teg seen gët ci doxalinu vote bi ñuy xaarandi. jaajëf soxna Aïda Mbène Niass wote boobee nux yaa ngi tàmbalee bari xiiroog ngaayo ay kurpañ di naaw yenn saa yi lu ko indi mooy guerre des affiches maanaam daal nit day taf daraam photo Macky Sall exemple wala photo Ousmane Sonko keneen ko far faneen ñëw tàppi ko daf bosam wala mu xëpp ca huile lu ni mel tax na mbedd yi ñaaw na lool neexul ci bët lu ni mel moo tax askanu jàpp ni jot na tam ñu gën caa waxtaan ci wàll gi ba lépp amuk dal maanaam daal gën a civilisé ci wàll gu ni mel am ci ñëw léegi incha allah bala xibaar jeex ak reportage soxna Badji jëm ci wàllu guddi mel leneen lu juxus jëm ca mooy mbirum réforme judiciaire maanaam ay bànqaas yi ngànk justice bu Sénégal mos ko mën a gën a jubbantee ba lépp tegu ci yoon ñi farul fenn ci wàllum politique lu may nekkal askan Sénégal ni wooy la société civile ñoom dañoo woote waxtaan ci wàll gi daal di becc ci bataaxal goo xam ne ñu kat mbooleem candidat yi ñoom ñëpp ñoo ca ànd ba mu des candidat bu Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall lu ko waral moom nee na da caa am xel ñaar moo tax ndaje ma dañ ci xuus ànd ci ak lu ca gën a xóot ak gëstub soxna Safiatou Koli ñu teewal candidat yu bokk ci jongante présidentielle bi ñeent ñoo daal di ànd ci mémorandum bi nga xamante ni société civile daal dina leen ko jagleel waa mouvance présidentielle mu mel ni sax yenn ci ay ponk bu boobule mémorandum doyu leen. gis nañ que ni le ministre de la justice ki nga xamante moom moo représenté la coalition Benno Bokk Yaakaar dafa émettre ay réserves par rapport ak signature bi c'est son droit le plus absolu
dañ ko koy nangul mais li amoon solo pour ñun mooy que ni majorité bi d'accord nañ que ni il faut aller vers des réformes. boobule mémorandum ñu xaaj ko ci ñeenti pàcc di ay coppite yu ñu nar a andi ci wàllum yoon président bi ñu nar a tàbb nag lu ñuy xaar ci moom mooy rek mu taxaw ci fexe rek ba yooyu les réformes jaar ci yoon. bu njëkk mooy xoolaat conseil supérieur de la magistrature ni muy doxee jéem ko réformer jéem a def de telle sorte que exécutif bi dootu fa nekk mais également ñi nga xam te ñoom ñooy les magistrats élus mooy ñi nga xam dañ leen di fal ñoom aussi ñu jëm a yokk li nga xam tey mooy lim bi mais aussi ñu jëm a renforcer li nga xam tey moom mooy le principe de l'inamovibilité def de telle sorte que magistrat bi bis bi ñu koy affecté mu nekk ci loo xam ne ak consentement am lay doon mais aussi ñu xoolaat li nga xam te moom mooy le statut du parquet. su weesoo loolu waa société civile nag di xamle ni rek pouvoir bi ñu jagleel procureur méngoowul ak li nga xamante ni moom la démocratie di laaj ci noonee rek ñu bëgg ñu tàbbal leen benn juge des libertés. procureur mooy ki nga xam ni bu la xoolee neexu la sax mën na décerner lu ñuy wax un mandat de dépôt mais dañu bëgg tey fi ñu toll nii pour wàññi doole procureur ñu instaurer li nga xam ne tey moom mooy un juge des libertés comme ni ñu koy defee aussi ci yeneen démocratie. indépendance de la justice mi ngi wéy di soxal askan wi rawatina ci jamono élection bi ñu toll waa société civile nag di xamle ni ngir yoon moom boppam faw rek ñu andi ay coppite yu dëgër loolu lépp nag ngir joxaat gëdd justice bu Sénégal. jaajëf soxna Safiatou Koli xibaar yi wéy ci beneen mbir jàppale ni fan yii yëpp coow li mi ngi ruube ci biir ay réseaux sociaux mu am ñuy wax naan waa Sénélec ñoo becc communiqué boo xamante ni bii dañuy wax ni courant dina coupé ci Ndakaaru diirub ñeenti fan waaye ndekete yoo booba leen xibaar ne ku bu wér Sénélec nee na ab communiqué la bopp nan ko exploité maanaam nan ko tekkee daal di koy tinkee xibaar bi mu dëppool ak dëgg moo tax ñu wooteem ndaje ngir leeral li xew ci teewaayu Chantal Badji. ñeenti fan yu amul courant fi ci Dakar mu doon ab xibaar bu tiital lool askan wi Sénélec di dalal xel yi di xamle rek ni bile coupure ay waxtu rek la nar a jël. bu ñu naree couper client pour ay travaux ay liggéey dañ ko war a avertir ñetti fan li ko jiitu loolu moo tax ñu daal di def benn communiqué pour ne bërëb sàngam telle heure ba telle heure dañ fay ñëw couper courant bi pour liggéey foofu liggéey yooyu nag du dara lu dul yeesal rek parce que dafay mel ni nga am sa oto nga koy dawal. boo ko dawalee ba mat 5000 kilomètres wala 10 000 kilomètres da nga koy yóbbu ci garagiste bi mu daal di def vidange wala changer filtre. suñu sukkandikoo ci kàddu secrétaire général bile société bile xibaar yenn ci site internet yi ñoo ko mal interprété. ki jot këyit boobu xam naa dafa def njuumte rek daal di koy tasaare waaye information boobu amul li ma ci teg nag mooy ñun takk nañ sa ay tubé suñu ay tubé ak yenn yi seen i ay sër. pour continuer liggéey bi ñu doon def ak Sénélec am nañ sax beneen yéene pour courant bi àgg ay gox yu gën a sori ba njëg bi sax gën a wàcc. ngir moytandiku ay jafe-jafe ci ni nga xam ni noonu la campagne électorale bi nar a tëddee Sénélec di xamle ni ñu ngi liggéey ak juróomi candidat yépp. Nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel il y a dañoo taxawal benn groupe WhatsApp boo xamante ni responsable yi ngeen gis fii yëpp ñu ngi ci léegi nag ñoom dañuy weccoo ay xalaat tamit di ci wax lépp loo xamante ni dafa jëm ci campagne bi ñuy def bu jafe-jafe na lay am dañ koy signaler ci sunu groupe WhatsApp. changement qu'il y a dans leur programme de campagne. société d'électricité bi di Sénélec di xamle ni takkuwaat na taxaw ngir xar tànk tubayam ngir mën a satisfaire mboolem sénégalais yi. jaajëf Chantal Badji moo doon càmbar mbirum Sénélec coupure na muy war a amee ak du ñeenti fan la ca xew lépp loon faram-fàcce jëm ci wàllu googule leneen lu su war a faram-fàcce mooy sëy yi muy tas ci biir réew mi dafa bari lool ñu xool njaay takk jabar yomb waaye tas gi dafay yomb tam moo tax waxtaan am ay kàngam ëngamloo ci wàll gi ngir xool pexe ci mbirum ndax kat ne ñu jot nañu xool ci pexe ndax loolu li muy tas ci ay njaboot dafa bari lool ndaje moomee Ndeye Fatim lu fekk yoon na ko reportage. thérapie familiale nekk loo xam ne am na solo loolu moomee li ko tax a jóg mooy gën a dëgëral relation yi am diggante ay nit yu bokk même famille wala sax ñu gën a ñoŋal seen dundin gi waaye ngir li ni mel mën a am faaw nag mu am déggoo ak jubbo ci couple gi. ku wax famille yaa ngi wax couple parce que en tout cas suñu contexte sénégalais bii mënuloo imaginer famille te nekkuloo dans un couple ñaari amour ñaari doomu aadama ñooy tax couple mën a am. couple boo amee dara lu ko metti wala bu fonctionné wulee bu baax day am répercussion ci doom yi ci fonctionnement familial bi ci
lu bëri. ay sénégalais yu bëri daanañu woon faral di dem di seeti thérapeute ngir mën a saafaral seen jafe-jafe yi am ci seeni couple tey jii mu mel ni mbir mi tàmbale na soppeeku thérapie de couple nekk na saafara. métit xol buy dab couple américain métit xol yooyu mooy nekk ci couple européen mooy nekk ci couple africain mooy nekk ci couple sénégalais. fii Afrique et surtout ñun Sénégal dañu am culture ay nit yu ñuy accompagner dans le couple. kër gu mag ngay sëy yaa ngi am ay personnes ressources yoo xam ne mooy accompagner couple bi ba mu gën a dëgër ba mu thérapie familiale systémique dañuy def prévention bi muy ay conférence di yee nañu ci yu bëri. ci couple am na njëriñ loolu waaye dencante yi mën a déggoo thérapie familiale mën na nekk tey ji loo xam ne dina wàññi bu baax li mu divorce yu bëri yu am fii ci Sénégal. jaajëf nis kiis ñu song xibaaru campagne bi. jërëjëf Modou Mbacké Niang ñu koy dooree ak ñeenti doomu aadama yu am ay gaañu loole nag mooy bilan bi nga xamante ne moo tukkee ci jàmmaarloo bu doxoon ci diggante ñu ànd ak Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne ñoo far ak président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoo fekkee boobule xeexoo nee nañ nag ñi nga xamante ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoo ñëkk song waa Ousmane Sonko ba tax na sax ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi ñoo doon atte yooyu le xeex ci teewaayuk Abdoulaye Wadianga. jaamarloo yi ñuy nemmeeku ci campagne électorale bile mu ngi wéyandi démb rek fii nga xam ne moom mooy Aéré Lao ñi fa rek Ousmane Sonko ak ñi fa rek coalition bi bootu nguur gi dafa amoon ay jaamarloo yu doxoon seen diggante ñeenti nit ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition bu farek nguur gi ñoo attaqué caravane Ousmane Sonko waaye nag ñi nga xam ne ñoo farek Ousmane Sonko indi seeni réplique bu nekkuloon intervention takk der yi mbir mi daal dina doon gën a takkarnaase. ñoo xam ne dañuy sol ay chemise Benno Bokk Yaakaar dañuy ñëw ñu commencé di nangu ay tiset waa Pastef di commencé di indi ay violence di ñu néewal doole affaire ça a commencé à dégénérer. Certains de nos militants ont réagi. Et ça a eu ay désastre boo xam ne mooy loolu avant l'arrivée de la caravane. Peut-être sax ñun suñu leen toppoon tey néew mën na fi génn wala leneen ak leneen nag ñun on dit non à la violence. gannaaw bi la étape ki nga xam ne moom mooy leaderu coalition Sonko président dafa daal di dem foofu nga xam ne moom mooy njum ci ay booru 9h ci guddi la délégation bi yegg ca boobule gox Ousmane Sonko daal di amal caravane ci boobule dëkk moom nag ci la jaar rek di wax ne Macky Sall amul dara loo xam ne defal na ko askan bi yeewoo ci bile gox. Est-ce que la jeunesse du Fouta a des emplois? Parce que partout où je suis passé, mais on a fait le tour du Sénégal. Partout où on est passé, qui tourne Boundiekbi. Partout où on est repassé, fii ci campagne électorale bi. De la Casamance au Fouta, de Dakar à Tamba, jàmbat gi benn la. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi et que la seule alternative bi leen dese mooy dawal moto Jakarta wala immigration clandestine. lu ni mel la Ousmane Sonko amal ca dëkk bii di Podor dafa amal foofule ab caravane ci guddi gile mu am ay nit ñu bëri ñu ko topp ànd ak moom ba ca place publique ba nekk ci wetu mairie bile Ousmane Sonko daal di yëkkati ay kaddu jëmale ko ci jafe-jafe yi nga xam ne waa Podor ñu ngi koy jànkonteel moom sax fas yéene ci indi ay saafara. kon yéen waa Podor ñun xam nañu ni yéen a ngi souffrir man dama ne Podor. ak turu Podor fi mu toll bi ñu duggee ci dëkk bi ba bi ñu eggee fi ngeen ñu yóbbu ba bi ñëwee fii su dul woon lamp yi ñu taal ci téléphone portable yi ak caméra yi mais village sax du mel nii ci loo xam ne nee nañu chef-lieu de département la problème mu agriculture bi ak difficulté jot financement jot intrant waaye ensuite soo bayee ba noppi ñu ne la soble bi wala leneen mi ngi fii mënoo ko jaay tout ça on le sait xam nañu problème Podor ba mu daj problème mu assainissement bi
ki nga xam ne nag moom moo jiite coalition Sonko président mu ngi wéyal lii di campagne électorale am ci bët gànnaar réew mi gannaaw bu mu demee ca région de Matam mu daal di wutali ci biir région bu Saint-Louis département Podor moo dalloo étape bu njëkk bile campagne fii ci région bu Saint-Louis Ousmane Sonko fépp fu mu jaar nag dig na askan yu fay yeewoo ni moom bu jëlee nguur gi dina saafara seeni jafe-jafe. jërëjëf Abdoulaye Wadianga ca jamono jooje moom mi nga xamante ne moo di Madické Niang mu nga woon ca dëkkam Ndar Géej ba tax na sax askan wa génn nañ teeru ko ci loolee nag dégg na leen bis buñ ko falee ci boppu réew mi dina fexe rek ba wut ay saafara ci géej gi nga xamante ne dafay faxal di fekki askan wi foofee ca Langue de Barbarie waaye tamit nee na dina fa defar rek ak pont ba ku ci nekk mën cee gis boppam waaye itamit dina rek fësal li nga xamante ne moom la réewum Sénégal daal di xaatim ak réewum Mauritanie ci lépp lu jëm ci wàllum napp gi ñu teewlu ko moom maître Madické Niang Oumar Danso moo taataan ay kàddoom. ñëw naa seet si leen bi mbirum mbël mi amee bël bi ma dem fa seeti bël bi seeti ñi nu toxal maa ngi leen di masaw te di leen wax ni fas yéene naa def sama kéemtulaay kàttan pour régler problème boobu amoon na benn projet bu nu retenir jamono président Ablaye Wade moo doon OMVS def fi benn port fluvio maritime port boobu dana tax dana téye géej gi doole géej gi ba géej gi dootul mën di déborder du ma wax loo xam ne nag techniciens yi ñoo ko war liggéey mais lu ma leen di wax di leen ko wax te di xool ñëpp mooy su ma toogee jàmm sama premier projet boo xam danaa ko lijjanti mooy régler problème mu bël bi. si wàllu accord de pêche yi xam nga accord de pêche yi danoo xëpp nit ñi farine si biir bët bàyyi ba mois de janvier alors que ñoom mënoon nañ régler problème bi lu jiitu loolu te réglé wul de mais Alioune Abi Talib avocat la xam nga avocat li nekk lay gëstu na ko ba xam ni dafa jël. benn farine rek mu xëpp ko suñu biir bët man fas yéene naa waxtaan ak Mauritanie wax ak ñoom ba seet nan la noo avancé am na ñu may wax ay proposition def benn ay bateau ramasseur mais li wóor te wóor mooy diggante Mauritanie ak Sénégal jàmm rek a fi mas doon président yi ñoom ñoo war fexe ba dox jàmm jooju xam nga dafa am loo xam ne Dubaï moom la taxawee loolu laa bëgg def Ndar xam nga Dubaï pétrole am sax bariwul waaye dafa am ce qu'on appelle une industrie des services war na service pétrolier boo bëgg si wàllu pétrole ak gaz nga fekk waa Ndar fii ay borom xam-xam samp ko si biir Ndar loolu daan si liggéey jàppale leen. ca Daaru Musti mbooloo bu takku moo génn ngir rek daal di teetu njiital coalition Idy 2019 moom moomee sax Idrissa Seck jaaree na fa rek delloo ñu kalaskan ba yeewoo ca Daaru Musti ci bëgg-bëgg bu rëy bu ñu am ngir rek soppi doxalinu réew mi ñu teewlu ko moom Idrissa Seck. gërëm ci teertu bu rafet bi di gërëm responsable yëpp gis nañu leen. gis nañu seen taxawaay gis nañu seen coono li ma gis fii gis ko Touba li muy firi mooy boo bëggee juboo ak nit ñi da ngay jubóog borom xol yi maa ngi nuyu bu baax a baax Serigne Abbas xalifa bi di nuyu njabootu Maam Cerno yëpp di nuyu mbokku taalibe yi nekk fii yëpp di gërëm ci seen mobilisation lii jëme kanam Sénégal lii defar Sénégal mooy ñu mën a jëfandikoo pas-pas yéene ak taalibe bu mat sëkk
système mu gouvernance bi teg si justice bu tege ci dëgg loolu mooy suñu programme. ki nga xamante ne moo di njiital coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp na ne nag am na ndam ci élection yi ca wërngal bu njëkk ba ndax nag moom nee na bëgg-bëgg askan wi du lenn lu dul rek ñu bàyyi ko mu wëyal liggéey bi nga xamante ne rek door na ko ci loolee nag ma nga doon yëkkati yooyu lay kaddu foofee ca Rufisque nga xamante ne jaaree na fa def ay liggéey yu mel ni que bu toogaatee ci bopp réew mi dina rek daal di jox ay ndàmpaay yu takkoo takku ci ñi nga xamante ne dañoo jëlee ay jafe-jafe ca port minéralier bi nga xamante ne moo nekk ca Bargny ba tax na dina leen jox lu toll si téeméeri million ci suñuy koppar ñu teewlu ko moom Macky Sall Codé Ndiaye moo tàttan ay kàddoom. ñu def pour Bargny pour le quai de pêche de Bargny juróom fukki at Bargny ngi doon xaar aire de transformation de Ndapé le domaine agricole communautaire de Sangalkam ñoom dañoo joxe woon suuf si ma annulé boo yëpp pour taxawal le dock de Sangalkam pour jox xale yi liggéey Promoville Rufisque 10 kilomètres de voirie intérieure voilà l'avenir que je vous promets avenir boobu laa bëgg ngeen ànd ak man jëm 2024 2035 bàyyi ñii di wax te xamuñ li ñuy wax mais mbir mi leer na nañ fépp fu ma jaar ci Sénégal le peuple est debout maa ngi wax waa Bargny na seen xel dal ci suuf ñi amoon suuf ci wàllu port minéralier de Bargny xam ngeen ne man duma président buy bàyyi ñuy noot askanam jamais le train express régional 60 milliards la ñu ci fay nit ñi impactés par le TER. Donc les 500 millions de Bargny seront payés d'ici la fin du mois de février pour les populations de Bargny. La victoire au premier tour est inévitable et personne ne pourra l'empêcher. Le 24 avant 18 heures, les choses seront claires. Le peuple